ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV ci seen émission bu mag bi di arène sénégalaise altine bu jot ñuy daje ngir waxtaane li nga xam ni moom mooy làmb ma ciy feggoo ak El Hadj Ngagne Diagne mi ci xam-xam bu sell bi xam-xam bu yaatu bi ñu fas yéene nag jëm ci événement bu mag bu nga xamante ni nii mooy coow ci car rapide yi mooy coow ci Njaga Njaay yi mooy coow ci tata yi mooy coow ci grand place yi di coow ci marché yi di coow ci kër yi muy datu le 4 avril le 4 avril Gaston Mbengue le Don King de la lutte sénégalaise moom moo dellu siwaat ak événement bu mag a mag a mag ndaxte bu ñu nee Lac de Guiers numéro 2 ak Eumeu Sène acte 3 ñoom ñooy daje te moom mu tëggoon acte 1 dëgg acte 2 yàlla may ko ñu ni jamais 203 mu war a def troisième bi tuddee ko nag son excellence le président de la république Macky Sall waaye nag toftal ci beneen combat muy diggante Modou Anta bu Thiès ak Diène Diouf Kayré doomu Boy Kayré du tuddee drapeau bi ki nga xam ne nag lu nekk liggéeyal na ko làmb pendant plus de 2 décennies muy le président Alioune Sarr waaye nag xam ngeen ni làmb ji sàjj na làmb ji jolli na public bi dellusi na ginnaaw loolu dinañu dem fi nga xam ne moo di arène nationale ndax Fallou Ndiaye moom moo ubbi saison bi ak lutte traditionnelle teg ci 4 millions francs moom moo ko jël ca dimanche ba ki nga xam ne moo di Serigne Modou Niang moom itamit dàbbali ko tëgg fa làmb ju am solo Boy Melax di doom ci Mohamed Ali daje ci ak B52 junior muy combat bu yàgg lool ki nga xam ne mooy Boy Melax mujj jël ndam li loolu mooy li nga xam ni moom la ñu nar a dëxëñ tey waxtaane ko Alaaji Ngagne ñuy ñaan jàmm ci réewum Sénégal ndax lu nga xamante ni kenn mënu ko séddoo mooy réew mi suñu dénominateur commun mooy Sénégal suñu bàkk mooy un peuple un but une foi ñu war a jàppandoo di yëkkateendoo di tegandoo kenn ku nekk yéene sa moroom jàmm te yéene sa moroom jàmm mooy yéene borom réew mi jàmm ndaxte dañuy wax ni gaal boo ca nekkee ñaanalal capitaine bi mucc ndax bu capitaine bi muccee yow mi nekk ci gaal gi mën ngaa mucc te nag mu neex mu naqari président Macky Sall moom la fi yàlla teg mu def mandat mu jeex yàlla mayaat ko beneen mandat ñun sénégalais yi ñu fal ko jiital ko yàlla na eggale mandaam ak teeyu bakkanam leneen lu cay xew bu ñu demee ci urne nit ñi ñoom ñooy tànn ku leen neex ñu teg ko fi loolu mooy démocratie loolu mooy doxalum réew mais xiiroog ŋaayoo xëccoog tojante bopp loolu mag ñi liggéeyuñ ko fi Serigne Touba Khadim Rasoul jàmm la woote maam Limaamu Laay jàmm la woote Seydi Hadj Malick sama turandoo jàmm la woote Bu Kunta Ndiassane jàmm la woote maam Baye Niass jàmm la woote kilifa diine yi fi nekk yépp jàmm la ñu woote te ku gis sëñ Muntaxa tànk yi nga xam ni ci la taxaw xam ni Sénégal jàmm rek moom moo fi xaj ku fàttaliku maam Abdoul Aziz la mu doon wax ni nañ tàppe xol yi xam ni Sénégal jàmm rek moo fi xaj bu yeewu waatoon tey gis li xew ci réew mi ci jamono yi dina ni Sénégal gi ma fi bàyyi woon mi ngi commencé yàqu kon nañu xoolaat jikko yi xoolaat toogaay yi ndax loolu moom moo am solo Alaaji Ngagne. jërëjëf El Hadj Malick di la nuyu di la ziar di la ndokkeel ci week-end bi aussi liggéey bi ngeen ci def muy lu am solo ñu jëm 4 avril. 4 avril nag bu ñu ko wax indépendance. dëgg la. indépendance nag Sénégal mu ngi ko amee ci dialogue amee wu ko ci révolution. ba ñu tuddee ñu Sénégal pays de dialogue. waaw loolu slogan la bu Senghor tegoon. Sénégal pays de dialogue. muy loo xam ne lii dañu toog def consensus waxtaan jël ko jox réew mi jox El Hadj Lamine Gueye fii jox Mamadou Dia fii El Hadj Mamadou Dia ku ci ñu jox la ne la doxalal. kon Sénégal ci waxtaan lañ ko teg te ba léegi ci waxtaan la ñuy demee moo tax xale yi aussi foog ñu indiwaat histoire
pour wax leen ni Sénégal sosoo parce que tamit def xale yi di leen indi loo xam ne lii day pëccoxoo cim réew baaxul ku jóg ne xale yi discours bu jóg ne xale yi ku bëgg a jóg ne xale yi waaye xale yi ñooy ñan yan xale la ñuy waxal yan xale la ñu war a waxal dégg nga fan yi emploi yan xale am na xale yoo xam ne soxlawuñu emploi moyen la ñu soxla nee naa la boo ko jàppee diggante tànk jàpp ko jël sumbe juun jaar mbaaw jaar ban yi ba littoral bi ba na ngay dem ci Pointe Sangomar ba Ndar xale yi ci tefes googu yëpp ñi ci ëpp 95% moyen la ñu bëgg ñoom laaj ñu emploi ci booru géej gi la ñu juddoo ñenn ñi juddoo ci dëkk yi nga xam ne mbay la ñooñu nañ leen tukki ñooñu moyen la ñuy laaj ñi laaj emploi nag ñan la mooy comme qualification ñan la ñu war a former ñi amagul métier loolu la ñu war a xool waaye bu ñu jóg rek defe ne dañuy jël xale rek ëpp ko xale yi déedéet ñii jóg pour ëpp xale yi nañu sende xale yi xam yan xale la ñu war a jox emploi ak ñan la ñu jox financement ak ñan la ñu war a former réew nag xale bu ci bëggee tekki day jàngi boo jàngee nag ñu former la ba pare doog a xool nag li ngay option loolu na ko xale yi bàyyi xel ba ñu yaakaar ne dañuy xëy suba rek xëpp xaalis dem déedéet na xale yi ku ne delluwaat ci sa bopp xoolaat li nga war a def jéem ko te bañ a xeeb benn métier ci Sénégal parce que ñoom la ñu am tey booy xool 2000 ak tey xale yooyu ñu ngente woon 2000 tey ñoo taxaw bëgg ñoo donn ci lu rafet bëgg yor réew mi ci lu rafet ak ëllëg di lancer waat appel kontaan naa trop ci démarche bi ñuy def université su ma xool sedd na ci lool ndax mag ñi teel nañoo jóg teel nañ cee wax xale yooyu xamuñu lu leen boole ageta leen boole ak jàmboñ xale yooyu waasoo leen boole xale yooyu ñooñu kenn mënu ci dem bàyyi sa morom kon nag ñi ngi jàng waaye nañu mokkal histoire jàng mën ngaa jàngal doo mokkal kon nañu fexe mokkal histoire moo leen boole may ñaan nag ñu gën a fésal nag li ñu def keroog gën koo fésal ba ñu gis leen ñu gën a jaxasoo ak yeneen i gune exemple yu bari mën nañ ko jël ci université bi mu bañ a tijjee am njàng nag bokkul ak leneen ñoom dañu yaakaar na ñoo war a yor réew mi am na loo xam ne boo ko tàmmee université ëllëg boo yoree réew mi noonu nga ko yore ci fitna képp ku jànge ci fitna ba am xam-xam ci fitna bu ñu la joxee réew mi ci fitna nga ko yor kon yàlla bu mu leen dal maa ngi leen di ñaanal yàlla vraiment suñuy doom ngeen ñeen nañu yaakaar ëllëg ngeen yor réew mi président Macky Sall foofu la jànge ba yor réew mi exemple la roy leen ci moom ñeneen ni ngi ci bi yor yeneen poste ci réew mi foofu la ñu jànge génnuñu fenn bu ñu demee dañu wuti dara rek ñëwaat am lu ñu mottali seen diplôme rek ñëwaat waaye fii la ñu juddoo fii la ñu màggee jàng ci université bii ñu tuddee ko Cheikh Anta Diop mi nga xam ne adduna yëpp dañ koy bëggee ba pare ngeen am exemple 100 ans ngeen fekkee koo xam ne tey yor na UNESCO pendant ay at lu mat juróom-ñaari at nekk ministre fii nga xam ne enseignement Amadou Mahtar Mbow kon xale yi am ngeen royukaay du ma ñëw ci kilifa diine yi Malick ñëw na ci jox na leen mag ñëpp ak kilifa aada yi ngeen fi am ku mel ne El Hadj Bassirou nga xam ne barka démb le 25 la doon anniversaire am mu bokk ko sëriñam sëñ Babacar tey sunu invité bi xam na li may wax ndax royukaay la ci moom muy Gaston mi mu yóbbu ñu nag 4 avril bés bi nga xam ne nag mooy premier combat bi nga xam ne mooy événementiel kon defe naa ne déclencheur bi c'est le 4 avril. c'est le 4 avril jërëjëf Alaaji Ngagne wax ji macha allah rafet na te appel bi nga lancé étudiants yi war nañ ko dégg ndax l'université dañ ko duppee le temple du savoir te temple du savoir pour nga am fa savoir ci dal nga ko mën a amee waaye mënoo ko am ci fitna et nul n'a le droit je m'adresse à mes frères étudiants nul n'a le droit de violer la quiétude et la franchise universitaire. Vous êtes des jeunes en quête de savoir. Vous n'avez pas le droit d'installer la terreur et la violence dans cet espace où vous êtes allés pour chercher du savoir. Dans cet espace qui porte le nom d'un illustre savant, Cheikh Anta Diop. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui d'installer la violence de quelque nature que ce soit. Que ce soit une violence verbale ou une violence physique, un étudiant n'a pas à apporter la violence dans le temple du savoir. Vous êtes les espoirs de ce pays, vous êtes les espoirs de ce continent.
et il y a des comportements qui ne vous honorent pas. Alors, ressaisissez-vous pendant qu'il est temps. Et tout à l'heure, El Hadj Ngagne a parlé de quelque chose de fondamental qui est le ciment de notre société. C'est le cousinage à plaisanterie. Entre Diola et Serer, entre Serer et Halpulaar, entre Ndiaye et Diop, ça ce sont les cousinages à plaisanterie et ce sont des choses qui fondent notre société, qui fondent la vie en harmonie de notre société et vous n'avez pas le droit de violer ce que nous appelons aujourd'hui le mythe fondateur. Le mythe fondateur, c'est quoi? C'est l'histoire entre Agen et Diambo. Deux sœurs jumelles qui avaient embarqué dans une barque et qui sont allées en haute mer. Une fois en haute mer, la barque a été cassée en deux par la violence des vagues. L'une est allée vers le défluent du fleuve Casamance, l'autre vers le défluent du fleuve Sine. L'une moom moo meññ ñi nga xam ne ñoom ñoo di séeréer yi, ñenn ñi meññ ñi nga xam ne ñoom ñoo di joolaa yi. Séeréer et joola ont les mêmes traits physiques. Nous sommes de forte corpulence, de taille moyenne, le nez aquilin et nous avons pratiquement les mêmes valeurs. Un séeréer qui va en Casamance est traité en roi. Un Casamancé qui va au pays séeréer est traité en roi. Donc vous les étudiants, vous n'avez pas le droit de brûler cette histoire qui est très belle. Allez à la quête du savoir dans le calme et dans la quiétude. C'est votre frère qui vous parle. Merci beaucoup. loolu benn appel la rek bu nga xam ne amoon naa pour lancer ko suma frère yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci étudiants yi ñoom tamit ñu gën a delloo si seen xel xam ni université moom ay bic lañ fa war a gis waaye ay jaase kii ay gobar loolu moom baaxoowul université. Donc wax nga ko le Don King est de retour. Gaston nag wàccoon na ak làmb. làmb ko ameel. waaye moom ameelatul dara làmb. ndax li mu def ci làmb pendant presque 30 ans neewuma nit def na ko fi waaye yombul nit dab ko ci li nga xam ne def na ko fi. mbër mu nga xam ne tey jii dégg nga daali boo gestoo xool sa compte bancaire maa nga gestu xool sa tabax mu jóg ca kaw R plus nangam. bu dee gor nga de war nga xalaat ni kat Alaaji Gaston Mbengue mii de ca combat yam ma tëggaloon as tuut ca ma sa for samay déem ak samay daqaar moom laa dajale ba mën a am li ma am tey mu nekk ku nga xam ne wax dëgg yàlla muy Eumeu Sène muy Lac de Guiers numéro 2 muy Modou Lo muy Balla Gaye muy Gris Bordeaux muy Tapha Tine muy Bombardier bu ma dee lim du ma fi jóge amu ci kenn ku nga xam ne tey ci sa carrière Gaston Mbengue tëggu la tëgg la tëggaat la muy Yékini ak ñëpp damay bañ ñu yàgg fi de waaw damay bañ rek ñu yàgg fi ndax bu ma dee lim dinaa lim làmb jépp ak seeni papa dafa tëgg seeni papa ba ñoom ñu juddu ba nekk ay champion bu continuer di leen tëgg mu tëgg seeni mag ba pare ñoom mu leen di tëgg doom yi kon kooku dama ni bu ma nee làmb moo ko ameel waaye ameelatul dara làmb loolu dëgg la mu ñëw nag ci moment bu difficile ndax risque yi mu jël man de su doon man la du ma ko jël dañuy waxante dëgg rek parce que jël ay centaines de millions injecté ko ci làmb ci période bu nga xam ne lépp incertitude lépp point d'interrogation la parce que ci période Covid lañ nekkoon lépp taxaw économie bi nësax lépp taxaw moom mu ne du seetaan làmb muy dee jël ay millions dugal ci toog di dunda yaakaar mook baykat ba suul gerteem di xaar mu taw wala mu suul dugubam di xaar ñu taw ñoo yam waaye yàlla gëmul nelawul tey jii lépp commencé na waat di yëngatu le président a décrété la fin de l'état d'urgence sanitaire libérer les énergies libérer nit ñi ku nekk delluwaat ci say activités heureusement ba nga xam ne le 4 avril du nekk huis clos loolu moom ñun man loolu rek laa doon jooy mais Gaston merci ci ni nga dellusee pour dekkaliwaat làmb pour delloosiwaat làmb fa mu nekkoon ndax làmb moom mënatoo ci def loo ci deful woon waaw buñ ne calaf ñii ni kilif ñii ni tournoi nangam loolu ci yow lañ ko gisee ñi ngi jëm nag ci le 4 avril bés bu rëy date bu symbolique nga tudde ko ñaari nit yu nga xam ne macha allah
ñu bàyyi la ci rek li nga xam ne mooy bés bi lan mooy solo si Alaaji Gaston Mbengue. jërëjëf Malick Thiandoum jërëjëf Alaaji Ngagne Diagne. jërëjëf. wax ci sax de mënoon naa yem fii. ndax li ngeen fi wax rek vraiment lii la ñuy doyee kuy wax ci presse muy journaliste ba muy chroniqueur ba muy communicateur ba. éducation la ñuy doyee yéen ñiy liggéey ci presse. parce que presse dafa sensible dafa dense. man ngaa toog sa biir néeg sax di véhiculer ay messages yoo xam ne mën naa taal réew. yéen a defu leen ko. te man soo gisee li ma gën a delloo si ci làmb sax message yu mel noonu plateau yoo xam ni dégg nga maam ña fay toog du ñu wax mukk luy defar luy yàq rek la ñuy def. pour dévier nag nit ñi seen attention ñuy seetaan seen bëgg-bëgg moo la ma gën a delloo si ci làmb. parce que loolu lépp ci defar la. dëgg la mais nag da ngeen fi joxe léegi ay leçons de morale yoo xam ni suñuy doom ngeen ko jox. muy étudiants yi. wax nga ko léegi c'est le temple du savoir. étudiants yi ay nit ñu baax lañu ay jàngkat lañu. jàng moo leen indi am na ci ñoo xam ne au fin fond du Sénégal la ñu jógee. ñëw di jàng si. en miniature. mais nag seytaane moo bari doole. ak des brebis galeuses des politiciens yoo xam ni. ñooy yàq ñooy influencer ay xale. ci influencer wuñu seen i doom ndax ñu nga tëj seen i doom seen kër wala ñu yóbbu leen bitim réew. fekk ay doomu jaamur ñuy dugg ci temple bi bëgg leen a bëgg ko politiser di leen influencer loolu moo dul dëgg du yoon. moo tax man may demander étudiants yi. fii Sénégal amul séeréer amul joola amul wolof amul naar amul pël. ñun ñëpp ay mbokk la. sunu doom yi ñooy sëy ëllëg étudiants yi ngay gis yu jigéen yi góor yi ñooy sëy ëllëg. te it ñoo am chance su am ay dirigeants yu bien. au-delà du président de la République et du ministre de l'enseignement supérieur. nga xam ne ñu ngi def seen warugar. mais xoolal il y a 2 ans yi passé Ablaye Sow directeur du COUD. présentement ministre de l'urbanisme. moo fa nekkoon def fa liggéey bu mucc ay liggéey bu rafet. bu rafet. Maguette Sène ñëw. waaw. topp ci li Ablaye Sow doon def bay def sax loo xam ni dégg nga maam parce que bi Maguette di ñëw ñëpp defoon nañ ni problème dara am. passation de service ñuy tàcc ku nga xam ni directeur du COUD la c'était la première fois ci Ablaye Sow moo ko am. Maguette Sow ñëw it di liggéey. donc vraiment bu ñu yàq liggéeyu Ablaye Sow. bu ñu yàq liggéeyu Maguette Sène. ndax ñoom it ay jeunes lañu. ay moroomu étudiants yi lañu. fa la ñu jàngee. fa la ñu jàngee. fa la ñu jàngee. man depuis lors décision bi ma jël mooy que le 4 avril. dès mercredi d'ailleurs dama leen di yóbbul 1000 billets offrir leen ko. très bien. séeréer yeeg étudiants yi ay joolaa yeeg ñëpp àndandoo ñëw ci stade ba. invité leen. ñu ñëw. ku ne sax dama ci dolli sax ku ne sol sa cosaan. waaw. ñu ñëw parce que ñoom. la main dans la main dañoo bëgg làmb dañuy làmb ci biir. université bi. bari ci personnel bi ay mbër. étudiants yi am na ci ay mbokki mbër. am na ci sax ñoo xam ne mën na nekk mbër ndax ko soo xoolee le professeur en médecine Raymond Diouf. champion làmb la woon. mais étudiant mi di bëree. oui moom tamit INSEPS la génne. ba ñu tuddee ko étudiant buy bëree mbër. moo tax daal vraiment étudiants yi daal ñu ngi leen di ñaan ñu toppatoo seen jàng. waaw vraiment bu leen kenn yàqal seen jàng bu leen kenn yàqal seen i jikko. ñoom politiciens yi jàng nañ ba pare. damay toog ba ci ak sama nit ñi dañoo ñaan. parce que bëgg a sànq ay doomu jaambur. te téye seen doom. te gis nga ñooñu fay ñëw di leen yàq suñuy juboo jeeg pouvoir. du ngeen ko fekkee. bis bu ne nga gis ñu la dem ndànk juboo pouvoir bu ñu koy def kenn du ko fekkee. kon nag am leen seen fulla seen fayda ngeen topp seen directeur Maguette Sène topp ñoom docteur Nopp ma fa nekk ak seen personnel ba fa nekk yëpp. xool ci le président Macky Sall. dafa jàng ba génn fa ñëw nekk président de la République yéen ñooñu ku ci ne ma xawma kan la ciy doon mais ci yéen kenn mën na ci ñëw nekk président de la République te dañ leen koy ñaanal ngeen réussir yéen absolument man nag day Gaston tey moom da nga maa tiital ndax da nga daan yor kaan tey moom sa béjjën nga ñëwee xaw ma koy menacé waaye daal le 4 avril moom xam naa ni bés la boo fonk bés la bu nga xam ne matuwaay yi nga ci war a jël yëpp ci zahir ci baatin ak ci organisation ak méthode lépp teg nga ko fan nga toll ci waajtaay bi. béjjén bi bu mu la tiital maa damay muslu rek xam nga Sénégal danoo nekk ci loo xam ni il faut ñuy aar suñu bopp yi sax yéen
tey moom exclusivité la pour yéen. béjjén bii ma bëgg mu musal Sénégal gépp. musal ñuy ñëw ca làmb ji yëpp. musal ma man ak sama njaboot musal ñëpp it musal leen it yéen itam. amiin amiin waaw. alors en terme clair suba mooy ci talaata ji ngay amal dernier face to face fële ca 2STV ñuy def également coproduction comme ni ñu defoon keroog mu nekk lu nga xamante nii ñi ngi koy rafetlu parce que initiative la bu nga xam ni day wane ni rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay benn animosité warul am ci suñu diggante parce que toolu presse yaatu na yaatu bu nga xam ni ku ne mën nga cee bay ba sa ileer damm sa morom ñëw bay ba ileeram damm et ainsi de suite nga boole ñu ànd di liggéey bu rafet alors yaa ngi ci dernier réglage. loolu moom dafa rafet Malick te it exemple la rek bu ma joxe foofu pour presse bi yëpp nekk benn. yàlla noppi na. ku ci ne am ngay slogan ku ci ne am nga ay feem yoo mën a génne ci sa morom mënu koo génne. kenn du fi premier kenn du fi deuxième. lépp technologie la rek. ak ay personnel bu xarañ. xarañ surtout. donc yenn yi jaru ko fi keroog def ngeen liggéey bu rafet triplex boobu. Sénégal gépp ba léegi moom la ñuy waxtaane donc li ci des mooy que làmb ji moom soobee yàlla neex na ba pare. le 4 avril fête de l'indépendance Sénégal ñëpp yàkkamte ko muy ñaari mbër yoo xam ni ku seetaan seen ñaari première édition yi xam ni ñii dañoo ñëw pour feetu muy le trophée du président Macky Sall. nga xam ni nag mënuñu ko may xaalis mënuñu ko fay dañ ko mën a def di ko won ne ko daal ñun ñu ngi sa ginnaaw ñu ngi lay encourager pour nga liggéey bi tar ngay liggéey pour Sénégal parce que Sénégal la fi teg ngay liggéeyal Sénégal ci man mi koy def xam naa ni yaa ngi liggéeyal Sénégal soo liggéeyalul woon Sénégal du ma teg sama trophée du ma la sax tudd mais nanu honnête delloo ko njukkal delloo nit baaxaayu nit wax ko du yàq sa mbaax dara nan ko nan delloo le président Macky Sall li mu moom combat spécial bi ma tuddee ko sunu frère sunu président pendant 30 ans ci CNG bi 26 ans def ci làmb loo xam ni tey raga gëw ma ni man day defuma ko ci te gëw ma ni dana amati muy le président Alioune Sarr tuddee ko Diène Kaïré ak Modou Anta muy invité d'honneur aussi ñëw nam daan ñëwee ci làmb ji ba mu nekkee président parce que président bi fa nekk di Bira Sène ñu koy remercier moom itam au passage ci xarañam Alioune Sarr a ko formé ci ginnaaw Alioune Sarr la nekk Kaolack déggoo ko Alioune Sarr mu loyaloon nag Alioune Sarr donc kooku su dégloo Alioune su toppee Alioune Sarr jarul sax ma koy dégloo di topp parce que mokkal na donc nit ñi nañ bàyyi rek boole te bi ak suñu wax xarit nag ñaaw suñu xarit le ministre des sports. non kooku ci ñëwaguma ci moom kooku seeguma ci kooku spécial la. spécial boo koy defal da nga koy beral. waaw Bakar Fekk kooku bul nu koy waxee di lañ ci sama. bul jël sama lañ ci waaw loo gis a lañ ci. voilà donc ñoom muy Alioune Sarr di Bira. na nit ñi ñaanal leen. ñaanal jàppale leen tamit. commune ñi fi jógee ñoom Reymo ñoom Ardo ñi fi jógee ñëpp ñu ñaanal leen. ñaanal ñi fi nekk ñu réussir seen mission. parce que ñi fi nekk ki leen fi teg mooy suñu rakk. muy le ministre des sports Matar Ba. su ma neexee sax mu ni mooy le ministre de la lutte. parce que lu mu defalul làmb amul. réccuwunu lu ko Macky Sall président Macky Sall doon dénkee sport. parce que. discipline bu mu toog su dee dekkee ci football ba nga defee ne football bi rek la bëgg mu dem ci ba safem noonu ainsi de suite ba pare nag Matar bokkul ak yenn ministres yi nga xam ni kenn du leen jot téléphone ak cee bari delloowunu Macky Sall njukkal loyauté amuñu ci dara dañuy nëbbatu sax te ñoom li ñu yor président Macky Sall rek a leen ko dénk Macky Sall mënu la recevoir ñëpp mënu la jot ci ñëpp ñoom la def relais mais ñooñu mu def relais genn wàll gi yëpp ou 3/4 yi kenn assumé wu ji li la Macky Sall def kenn soo gisee ñu am ñuy sikk président Macky Sall sax quelque àndandoom yooyu ñii ministre lañu ñii directeur lañu ku mu ci wax dara wala mu jox la instruction sax doo ko def koo ci woo doo ko jot jox la instruction ministre nga jox ko instruction sa président nga xam ne moo la fal yow réew mi falunu la doo ko topp doo ko def yooyu lañu war a bàyyi te ku ci gis président di ko nax président mënu la surveiller lépp
mais Matar Ba gàcce ngaalaama. président loolu moom dañ la koy xamal Matar Ba moom gàcce ngaalaama. gàcce ngalaama Matar Ba gàcce ngalaama président Alioune Sarr ci liggéey bi nga xam ne def na ko gàcce ngalaama aussi le président de la République son excellence Macky Sall. ni ñuy waxee rek ñun politique ñu man moom awma coloration politique mais dañ maa yare yar bu nga xam ne kilifa des koy wormaal jox ko cër bi ko yàlla jox nga nangul ko. te lu mu def it nga nangu ko. waaw déet du lu mu def ñu nangu ko. bu defee lu baax bu defee lu baax ñu wax lu mu def. bu defee lu nga xam ne naka sudul noonu la nous on est indépendant dañuy wax li nga xam ne moom la ñuy xalaat. waaw moo tax it loolu moom heureusement que deful lu mu warul la. waaw lu nga xam ne def na ko lu jàdd yoon moom dañuy taxaw ne ko président attention lii baaxul te loolu mooy dimbali président. parce que du lu mu def nga ni bu nee tissuel rek nga ni yaaram kàllaa donc bu baaxee ne ko baax na su naree def lu nga xamante ni xëy na yaakaar na ni baax na te muy jur safaan ba nga ni ko président attention rectifier le tir comme ni nga xamante ni noonu lañ ko oowee ci jàmm jooju mu dellu si ci ñi nga xam ne yëpp jàppoon nañ leen ci événement yi ñu commencé leen bàyyi décrispation am jàmm am parce que ci loolu la ñu xam loolu la ñu miin. mais Malick alors le 4 avril. Malick. président Macky Sall. du ma ni lu def lu jaaduwul de. mais lu jaaduwul lu mu def rek. ay nitam ay proches am ñoo ko def parce que su doon yëg lépp comme ni nga ko waxee. li muy santaane nit ñi di ko respecté à la lettre. kon problème du am. d'accord waaw. ayca le 4 avril Alaaji Ngagne premier combat bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey mooy diggante Diène Diouf Kaïré ak Modou Anta tey nag dañuy def lu ñu tuddee making of ndax bés bi ñëw na ba pare am na luñ ci jot a liggéey fekk ji nañu Diène Kaïré fekk ji nañu ki nga xam ni moom moo di Modou Anta kenn ku ci nekk waxtaan nañu ak yow dañuy dellu soit ci waxtaan wi temps fort waxtaan wi parce que nit melul nag na mu waxe na mu jëfe la mel tey ku ci nekk ci yéen dafa am lu mu wax ba amateur yi yàkkamti combat bi boo waxee nag ba amateur yi yàkkamti laa seetaan boo ñëwee ca géew ba la nga wax na nga ko jëfe parce que ñoom ñaar seeni qualité bu fekkee ni bëre nañu joxe 100% boobu laa ni man mooy sama combat jour bi parce que c'est le combat des amateurs compte tenu de la qualité des deux adversaires ñoom ñaar rek xas-xasloo nañu parce que bu njëkk noonu lañ daan def dañuy samp xeej ca dëgg pénc ma ñu xas-xasloo ku ne wax loo nar a def léegi nag guerre amatul ay roi jeex na fi njàmbaar ak gar mi ñu ngi koy seet ci mbër yi làmb yi xas-xasloo boobu mooy waral ñuy def face to face pour que kenn ku nekk boo ñëwee la nga wax ba askan bi yépp bàyyi la xel nga wane jom fulla fayda ak fit booy daanu ci ngor booy daani tamit daan dans la sportivité yëkkati sa adversaire loolu la ñuy xaar ci ñoom nañu xool waxtaan bi dellu siwaat ci plateau bi dal di koy commenter. Le 4 avril di bés bu mag ci réewum Sénégal di bés bu ñu moom suñu bopp di bésu indépendance nga war cee bëre combat bu nga xam ne day bootu ci beneen combat bu mag ñëpp jàpp nañu ni sa combat ak Modou Anta moo nar a dàq sax combat Lac de Guiers ak ki nga xam mooy Eumeu Sène parce que qualité yi ngeen am la lan ngay promettre askan bi ci combat boobu nga xam ne moom la amateur yi tànn ni mooy seen combat. waaw dëgg la combat amateur la ni nga ko waxee amateur yi gis nañ seen bopp te incha allah lépp luñ ciy xaar bu jour ba moom li muy wax bu fekkee dëggal na ko bu jour ba amateur yi dinañ am lu leen neex trop. yow it boo dëggalee li ngay wax. waaw man li may wax dama koy dëggal bëre ñaar a koy def. bëre ñaar a koy def parce que dafa ne moom xaalis moo ñu boole loolu la wax signature bi ne làmb boole wuñu du sama morom ne man sant xaw ma moo ma dugal ci làmb wax na ay waxam dajale comprendre nga ne bu arbitre sifflé naa taxaw daf may jàpp daan ma mais man ay waxu mbër du ma ci dóor sama doom comprendre nga moo tax man li muy wax bu ko dëggalee man li may wax dama koy dëggal incha allah làmb ji du yàgg wala bu yàggee itam dina neex trop. waaw xam nga Olof Ndiaye dañu ko amul li la gënal am li fi sës man yàgg naa ko wax toog naa fi di laaj ay mbër yu ko supérieur fuuf gën leen a diis ñu nekk fii ci làmb ji mais bi ma demee ba benn moment combat bi xaj na yàlla sax moo ko tudd Gaston tëgg ko mais ñi ko bëggoon bari nan mais xaj na loo gis na daa am fu ko suñu borom di jaarale bi affaire yi demee noonu tamit stade bi waxtaan ni ma mënoo def 2 ans année balance bëgg a toogaat di xaar kon il fallait que nga bëre soo ci génnee ñu doo ko xool leneen ma jël ko nag pour bëre ak moom mais jëluma ko pour ay booy la lii wala lee dama ko jël pour daan ko ndax xama
combat confirmation la daal wax ji xam nga mooy loolu man mënewuma wax noonu quoi combat confirmation la daa am lu tax ma jël ko te tax ma jël ko dinaa ko wane ci kàttanu yàlla. moom champion la dafa def ay preuve am ba agsi fii nii ñu agsi waaye nag non waaw loolu bokk na ci peut-être li tax ma jël ko xam nga li ma expliqué mais comme li ma la waxoon sànq rek combat bi man mënumaa dépassé kii Yékini Junior moo gën a diis Lac Rose moo ko ëpp coow ay Mamadi Ndiaye gars yooyu noonu ay Zarko xam nga caat sax ko gën a diis te ñooñu ñëpp dama am fu ma jaar ak ñoom kenn yabu ma ci ñi ma daan ak ñi ma daan ñëpp kenn yabu ma ci xam nga li ma expliqué kon moom bu ma ko jëlee daa am lu tax ma jël ko ne lamb demee la moo tax ma jël ko mais nag terewul tamit lépp lu may def. lépp lu ma daan def ci combat yi maa ngi koy def ci combat bi yàlla rek moom moo des ndam nag moom yàlla moom moo ko yor ñun dañuy sabablu rek def li ñu war a def mais ndam moom moo ko yor mais am nañ ci yaqin te rafet nañ ci njort bu baax a baax parce que bu fekkee liggéey rek mooy may ndam noo man gëm naa ne combat bi du yàgg parce que liggéey naa ci loo xamante nii non booy mënu koo dékku billaahi duy jaaxaan. qualité yi nga am ak qualité yi mu am. xalaat nañu ci bëre bu neex ci seen diggante yéen ñaar. dina am xeex dina am lépp. côté yëpp est-ce que nàmm nga say jaasi ba teg. waaw bu baax xam nga kuy dem guerre moom mën naa ne doo waroo bàyyi benn arme. waaw muy wàllu xeex wàllu bëre mu gaaw mu yéex yëpp yàlla xam na ne pare nañ. moom lu mu ci indi rek incha allah dañ ciy daje. mais nag am nga der dëgg parce que Modou Anta Baye Fall la te ku ko am xool ay combat am xam ne bu ñëwee dina la yan lu diis xaw ma nag ndax pare nga pour yanu lu diis wala déet. kon de xam naa ay yenante lay doon yàlla xam na ko ay yenante man ragaluma loolu yàlla xam na ko ragaluma loolu ku bañ yen la lu diis doo tax ngemb da ngay toog di seetaan yàlla xam na ko ragaluma loolu tax ma jël ko moom. champion la ndaanaan la. looloo tax ma jël ko te pour être un champion il faut battre les champions xam nga incha allah loolu rek moo ma dugal si moom mais du dara ñu ngi waajal te am nañ ci yaakaar bu dal incha allah yal na yàlla mottali moom mu ne xaalis bi moo tax mu jël la yow lan moo tax nga jël ko yow man carrière bëgg ko daan dem fekk ñi si kaw daan leen waaw loolu rek moo tax ma jël ko waa Medina am na loo leen amel parce que combat bi passé yaa Quench da nga nul waaw te ñoom ndam la ñu bëggaat dëgg la waaw te ñoom xam nga xamee wuñu ma te loolu 9 nga toll te bëgg nañu la passe de 10 waaw te incha allah dina ñëw bu soobee yàlla le 4 moom li muy wax daal na ko jëfee mais amul comme li ma koy wax rek bul ñëw taxaw fa la naan jéen mooy booy ak yooyu moom nee na maguma kon na ñëw ñu def yëfu xale man incha allah damay ñëw kon dina taxaw mais du ma dàq de dàq moom jeex na bu taxawee ma ñëw incha allah mais du ma fa nekk mu taxaw fële couragé le bras naan ma yaa war a bëre yaay xale non non na ñëw champion ñëwal dëggal sa bopp ñu bëre lamb ji neex moom warut a wax loolu sax moom nee na man maa ko mag fuuf comme man mag laa moom booy la ma yaakaar ne booy moo war a appliquer buy dëjee man bëri ma ci bëreel ñu mag ma fuuf bi ma ñëwee dóoruma leen damaa dox seen kaw jàpp leen daan leen xam nga li ma expliqué comme moom nag nee na man maa ko mag man li ma ko waxoon rek laa koy waxaat gëm-gëm boobu noonu mu am démb bi nga ko dékkee micro yi muy wax na ñëw na ko indaale ba bis ba yàgg naa ko wax li may bañ rek moom mu naan sam papa ma téye staff bee ma téye la ma ko waxoon laa koy waxaat gone la na jël initiative boppam ñëw ñu liggéey mais wóor na yàlla càndum gëm-gëm bi ma am ak décision bi ma am moom su ko jëlee non combat bi mooy dàq saison bi man du ma waxantu loo xamante nii damay ñëw du ma ko def man sama gëm-gëm laa la moom contre Quench lu ne la doon waxte bi ñëwee daa téye boppam di léewtoo te xale la te waxoon naa ko nee naa ko am na defet yoo xamante ni yàqalu la dara sa carrière man su ma ko daanee yàqalu ko dara ci carrière am kon na ñëw rek def li mu war a def ma daan ko mu dem ñibbi mais su dëggalee boppam nag dinaa ko wariloo lu leer te wóor laa la te li ma lay wax yàlla xam na ne lu ma gëm la du ma waxantu booy bi bu dëggalee boppam ci xeex boobu noonu mu naan day woote non ay mbokkam duñ ko conseillé sax ni ko xeexal ak Modou Anta loolu stratégie nii la rek mais papaam sax du ko conseillé loolu bu ko conseillé du desee bañ de en tout cas président yi mënta dékku épercule de waaw lu leer laa lay wax booy bi bu dëggalee boppam ci xeex bi protège-dents yi muy takk non mënta protéger sama coup fu mu ko dalee dina ko yàbbi lu leer laa lay wax ci àndu jërëjëf ñaari xale yi kenn ku ci nekk wax nga ak sa morom jéen nee na ko man dey dama jàpp ni rek doo ñëw yan ma combat bi naan maay xale naa bëri defal li nga war a def ma def li nga war a def boo ko defee mu neex ki nga xam ne moo di Baye Fall bi di Modou Anta nee na ko say mbokk ñi ma wuñ laa digal sax nga xeex ak man ndax bis bu ñu dajee dinaa la yan lu nga xam ne di nga xam ne du ma sa moroom
ñoom ñaar ñi ngay xëccoo Médina ku ne ni am na fa wàll waaw ndax Diène doomu Médina la waaw waaye ki nga xam ne mooy Modou Anta yaayam a ngi Médina bokk ci famille Ablaye Mboup Ablaye Mboup waaw kon Médina ga ñoo ngi koy xëccoo ba nga xam ne Modou Anta mi ngi naan waa Médina maa ngi leen di gërëm jaxase wu ma leen ak kii mais dama faa bokk fa la dëkk nag fa la dëkk nag ah combat bu neex la Alaaji Gaye Diène mi ngi doog a am combat waaw mi ngi doog a am combat nag parce que li mu bëgg la waa ji bëgg ni muy bëree la waa ji di bëree waaw jàppante waaw te moo doon dafa mën a jàppante am safara dafa mën a jàppante te xam ni ñuy jàppante moo tax Diène it mi ngi doog a am combat mais boo déggee mi ngi doog a am combat mooy lambi të lamb ju métti lambi të moom la am bu ko ci génnee day të bu ci génnee fu mag takkee ngem la ko bàyyi xel Modou Anta mi ngi doog a am nag pour peese boppam ci bëre pire mook Diène un sparring partenaire moom la am nekk un dangereux challenger moom la am parce que moom mi-lourd la liiru diisul lool woyoful lool dafa ne ci diggante bi waaye Diène aussi na étudier Modou Anta mbindam ni mu bindoo waaw ci jàppante ak ca xeex ba foofu nag la xam nga combat mag Boy Sey na ko tegaat loolu mooy jàngat bi waaw mbër mu am expérience la dajel mbër mu ko ëpp expérience la dajel ba pare ëpp ko li mu def ci làmb du jàllukaay déedéet Modou Anta du jàllukaay loolu na ko Diène def ci boppam Modou Anta aussi nag jàpp xam ne xale yi les meilleurs espoirs de la lutte Diène ci la bokk Diène ci la bokk loolu mooy solos combat bi ku nekk ci ñoom nag sa entraîneur préparé na la dem nañu Thiès fekk fa entraîneur Modou Anta muy Pape Diop mu préparé ko préparation bu mucc ayib ba moom kontaan na ci mbërëm waaye tamit Boy Kayre ak staff bi nga xam ne ñoom ñoo wër doomam ñoom tamit waajal nañu seen bopp ñu xool ñaari entraîneurs yi ku ci nekk nan nga waajale sa mbër bu ko defee ñu dellusiwaat ci plateau bi pour xool état de forme ñaari mbër yi parce que kenn ku ci nekk donte date bi ko Gaston annoncé fekk na la ci liggéey bi mais bi mu ko annoncé dafa gàtt mais ci diggante boobu nan lañ ci liggéeyee pour nekk au top niveau ñu xool leen. liggéey nañu nag durement parce que dayoo combat bi moo toll noonu comme ni ñu ko waxee ñu ngi koy nuyu au passage sunu doom la Modou Anta mbër moo xam ne il faut que ñu respecté ko parce que dafa def ci làmb loo xam ne il faut que ñu respecté ko ba tax na Diène li mu war a travailler moo entraîneurs yi donc di gërëm sama ñaar yi. coach yi à chaque fois dama leen koy wax dama leen ne suivre leen dans l' avenir yéenay des écurie bi liggéey nañ ni ñu ko war a liggéeyee préparé nañ ni ñu ko war a préparé donc di xaar le jour ji mu ñëw daal di tari parce que tey combat bi doon suba sax pare nañu Malick liggéey nañu physique liggéey nañu endurance liggéey nañu bëre lépp la ñu liggéey maanaam dafa am combat yoo xam ne booy dem doo bàyyi dara lépp loo xam ne atu la pour nga gagné sa combat da nga koy def ñun nag atu yëpp liggéey nañ ko pour mu gagné li des nag bon mu ngi si loxo suñu borom ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam. presque ay quelques jours rek moo ci des. Actuellement nii ci ban niveau maanaam boo ko doon natt ci pourcentage. tey li nga soxla woon ci Diène ban niveau de pourcentage lañ. non tey li ñu soxla woon ci niveau am ëpp na sax 100 ñu ngi si 200% maanaam li ñu bëggoon am nañ ko parce que tey jii boo xoolee li mu def nii li ñu ko defloo tey maanaam ñamali la rek mais ñun xam nañ li mu liggéey xam nañ ses capacités xam nañ ne pare na li des nag mooy jour bi rek li des nag mooy ay récupération rek xaal bés ba ñëw li ñu ko won ak li ñu ko jàngal mu tari ko. waaw di xaar nag di leen ñaanal ñaari xare yëpp ñëw ci jàmm ci stade bi indi état de forme bégal amateur yi parce que comme ni ñu ko waxee combat amateur la ñoom ñaar mosuñu bëre kii nee na ko xale nga maa la mën booy bi ne ko li ngay wax grand da ngay wax rek man góor laa góor nga le jour si ñu xool kan moo mën waaw mais nag dañuy ñaan ñu mën ko jour boobu. Modou Anta mbër la moo xam ni maanaam kenn du ko jàngal lenn parce que nit su fekkee ni da ngaa rêvé li ngay def nga gëm ko teg ko ci yoon chaque jour ci entraînement la ne li ñuy jaawale nag mbër entraîné wul loolu waxi kasaw la mais ku xam Modou Anta xam palmarèsam xam fi mu jaar am na loo xam ne ci wàllu làmb amoo loo ciy tiit juste ñun ñu ko yor parce que Modou Anta dafa nekkoon doon ak fii ay naataangoom ñoom ñëpp da leen a daan kon loolu jom moo koy joxe ak fulla ak bëgg looloo tax ñu ànd ak moom gis nga ñun képp ku nangoo liggéey ñu ànd ak yow képp ku nangu ta liggéey nee lañ lay tegee
loolu moo ko may tey lii mu am Modou Anta boo ko xoolee xam nit yaa nga entraîné xam ni yaramam lépp da koo defar ba lépp poche la bu yee rek day yeewu macha allah loolu lépp xeetu entraînement moo koy wan kuy jóg fajar nekk ci dini di contact di jël lu mat 15 personnes kenn ku ci ni nga bëreeg moom ñaari yoon loolu xajul ci jéen xajul ci kenn ku ne xam na ni contact moo gën a metti jour combat bëri fukki nit ak juróom ak bëri kenn xam nga ni fukki nit ak juróom a gën a metti. kon contact ngeen lu bëri. mooy yow ma ni la waxuma romb contact yow sax càndum boo muy dañ lay daanaale yow maa la wax loolu. bu neexee yàlla yow da boo muyul boo dawul di nekk sama mbokkum ngaay dama la ciy boole. waa léegi adversaire bi est-ce que étudier nga ko parce que mbër tamit boo koy étudier di nga xool ay points forts am xool ay points faibles am xool ban stratégie ngay tëral donte duñ la laaj sa stratégie parce que kenn du dem guerre di wax yan ngànnaay ngay yor. non ñun jéen amuñu lu ñuy pare ci moom parce que lañ pare woon démb rek moo nekk ci ñun xam nga poche loo ca génnewul du ca jëpp juste nga denc ko fa ñun nag dañoo denc leneen ak leneen ak leneen loo xam ni sax wanee guñ ko parce que xam nga lu lay wan ni pour ñu mën a xam Modou Anta waa Ndakaaru xam ni kii mbër kaamil la ci combat bi laa ko bëgg. Alaaji Ngagne gis nga ko. waaw kii dañ koo fekk ci salle de musculation. kii ñu fekk ko ca Soumbédioune. asiko yi dar ko notable yi dal ko. waaw papaam ak ñaari entraîneur am dar ko. kee nga xam ne moo di Modou Anta aussi ñu fekk ko Thiès entraîneur am ak staffam ak ñi nga xam ne yëpp ñoo ko fas yéene jàppale ci bés bi dar ko. mu mel ni bés bi boo koy xool daanaka ala daw me na parce que bu mag ñi bu ñu yeexee. xale yi feesal stade bi. loolu moom xaw ma sax loolu gasoon na ci wax xaw ma dañuy limité xaw ma mais 30 cars yi nar a xaw ma 500 cars yi nar a départ Thiès bu ñu fa déparé waa Médina aussi départ ñëw loolu dina xaw a doy waar mais en tout cas ñoom ñaar ñëpp ñi ngi ci forme bu étincelante Alaaji ñi ngi bëree drapeau ku ko jar le président Alioune Sarr nga xam ne bi làmb giimee moo ko gimbali daje kii am ñaari at ci làmb moo tax ñoom ñaar ay seex lañ ci làmb ay seexu làmb lañu ci kii di promoteur. cheminé digaale lu bëri kii ñun ñaar ñëpp premier novembre la ñu judd ñoo bokk anniversaire. yéen a bokk anniversaire. waaw yaa ngi soog a wax yéen kon xam nga. xam nga yàllaa xam boole yàllaa xam boole. seen ànd lii 4 avril moo koy tàmp. ñuy bëri drapeau ku am solo lan laa yor drapeau président Alioune Sarr. ca yar ba. ca yar ba ca teggin ba. ca teggin ba ca njàng ma ca la nga xam ne mooy personnalité am. parce que li am solo ci nit. xam nga dinaa la wax booy xool xale yi sax léegi da ngay dégg bu ñu waxee ba dugg ci CNG bi sax da ngay dégg ñu ne maa ngi nuyu suma papa Alioune Sarr. duñ ko tey. waaw non. day seen baay day seen baay ba pare. dafa naturel. day ku neex a tiitaroo it. ci jëmm. ci léppam ndax ñun dugg nañoo ko moom fu bari ba xam ko. xale yi dinañ ko xami sax parce que histoire làmb du ko fàtte. mukk ci gis nga arène bii tey. il a écrit les plus belles gis pages nga de l'histoire de la lutte sénégalaise. arène bii. bii ñu am tey. arène nationale. am na ci pàcc. joo xam ne jëmmam mi la. dëgg la kon bu ko Sénégal fàtte. loolu dama koy wax. li may wax. waaw Sénégal laay waxal. waaw. Sénégal laay waxal waaye dégg la laaj. waaw dégg la laaj. bi ci des mooy. le 4 avril. ñu tàcc ko. waaw ne ko gàcce ngaalaama. delloo ko njukkal standing ovation. je pense que boobu bu ñëwee arène bépp war nañu mën a jóg ñu am benn 5 minutes bu nga xam ne. dañu ko koy tàccu delloo ko sargal. parce que boo gisee président Gaston tudde ko. non seulement reconnaissance la. ci liggéey bi nga xam ne def na ko. feddali kóllëre la ci digganteem ak moom. mais aussi booy tudde nit. dafa war a nekk un modèle pour la jeunesse. et c'est ça je pense loolu mooy li nga gën a viser ci loolu. parce que nekkoo ko nga xam ne da ngay tudde Malick Thiandoum pour mu lay jox ab xaalis da ngay tudde nit ci ay valeurs. c'est important je pense que loolu war nga ko mën firndeel. waaw soo gisee ñi may faral di tuddee làmb bari wuñu de. Alioune Sarr mas naa ko tudde c'était en 94 ou 95. modèle gi nga wax. moom laa xool ba tuddee ko. dëgg la le président Macky Sall yi ma koy tuddee liggéeyam bu rafet bi moo tax ma koy def. su ko deful woon lu ma ko tuddee. El Hadji Mansour Mbaye
d'ailleurs moom lañ tuddee drapeau Balla Gaye Bombardier. c'est une révélation. c'est une révélation moom lañ ko tuddee. tuddewuma kenn pour dara. mais tuddee loo xam ni nit ñi dañu ci mën a roy ay royukaay lay tuddee. référence ay référence ay royukaay. bu mu ko defee wax nga ko sànq affaire face to face suba bi. te 2STV yi yéen ak 2STV la. yow mii da nga fa nekk. mbër yëpp yi bëri dimanche yëpp danañ fa daje. mbër yi bëri dimanche yëpp danañ fa daje ñu leen di ñaanit mbër yi na leen fa 20h fekk. vraiment parce que direct lay doon. te direct kenn du xaare. respecter les heures surtout. ñuy respecter heure. oui di respecter. waaw seen tenue yi leen di jox. di respecter sponsors yi parce que su dul sponsors yi kat sonn leen fay. donc 20h na fekk ñëpp à la 2STV yi. di mbër yëpp. suñ ko defee ñu def fête lu neex jublu ci lu neex. te it comme man xam naa ne duma fi yàgg. ci affaire billet yi. ñeenti billet moo am. waaw voilà c'est important. billet amateur yëpp 3000 francs la. amateur yëpp. mooy tribune vert ak jaune. ku dem ku xam arène nationale vert ak jaune presque mat na fa 15000 places. yëpp 3000 francs. mais duñu jaay 15000 yëpp. moitié bi la ñuy jaay. pour respecter les mesures barrières. très bien. beneen bi muy loge. 25 annexe loge. 25000 non 10 000. 10 000 annexe loge 10 000. waaw loge. 25000. 25000. ah loge 25000. waaw ah macha allah. loge présidentielle rek nga xam ne 100 places la. moom la ñu jaayee 100000. ñu jaayee 100000. waaw ok. te yëpp foofa 200 et quelques places la woon mais dañuy respecter les mesures barrières. def ko 100 places. dafa naa ni làmb ji dafa naa ni kenn du ni billet yi cher. kenn billet yu te populaire it billet yi dañoo ko commencé jaay mercredi ci ngoon. parce que la logique koy moo jaay doon yëpp. logique bi mercredi jeudi vendredi mais samedi. waaw, parce que point de vente yi fan la. danañu ko wax. Ouais. Abdoulaye Ndiaye dina ñëw wax ko. parce que buggunu rang bi la ñuy bañ mu diis ci stade bi le jour. ndax feebar bi. jaay ko à l'avance. nit ñi waaw. te nag ku ne yaa mën a faj sa bopp. À l'avance. kuy ñëw indaale sa ñaari masque waaw. amee sa butéelu gel bu ndaw. soo ñëwee raxasu soo ko fa fekkee raxasu. xam ni ñun ñoo mën a faj suñu bopp. c'est important. du le président Macky Sall moo mën naa defi ay digleem. joxe conseil am joxe piqûre. joxe piqûre. waaw. jàppale nit ñi. waaw. mais nag ñun ñoo mën a aar suñu bopp. waaw. ñun La ñoo mën a responsabilité, elle est individuelle. la responsabilité est individuelle. bu ñu defee ni xam nga masque cherul 100 francs ki 200 francs lay jar. léegi fukki dërëm lay jar. léegi fukki dërëm. kon nit ñi nañ aar seen bopp. am na ñu paquet yu ñu jëlaat. fay teg sax pour boo ko fàttee. waaw soo ko fàttee. boo fàttee mais dama suñu ragal bopp la. sax ci aar sa bopp. waaw. soo nee damaa fàtte ci jëm ci mbooloo. dëgg yàlla waaw. kooku waaw. vraiment dañ laa war a seetaan. waaw. waaw. en tout cas parce que logique bi moo doon comme nombre de places yi dañ ko réduire. billets yi yokk. loolu moo doon la logique. Ouais. mais comme c'est une fête populaire. Populaire. ah Gaston bëgg vraiment ñëpp ñëw seetaan si. le maximum possible ñi ci des nañu toog ci télévision bi seetaan ko mooy waa Sénégal mooy 2STV ak ITV. man ak El Hadj Ngagne dinañu def live parce que 2S mooy produire jox ñu un signal propre ñun ñu def. ci geneen wàll ga El Hadj Bekay Mbaye ak doomam Modou Mbaye dinañ fa nekk ñoom tamit commentaire. loolu dina leer parce que ci biir Sénégal jaay ñu fi pay-per-view. le pay-per-view ñi mu concerné mooy les Sénégalais de l'extérieur. te loolu je pense que ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci ak plateforme yi ñuy jaay yi ñuy jaar pour jënd billet yi Buzz communiqué na ci. ak xale boobu nga xam ne Mohamed également communiqué na ci même en anglais pour que ñëpp xam naka la ñuy def bu dee bitim réew ñoom amuñu problème yooyu. parce que tàmm nañu jënde pay-per-view. te it ku ko jéem a piraté. sa compte la ñuy tëj sa compte danañ ko tëj Angleterre lañ koy tëjee. Angleterre lañ koy tëjee ci bu dee da nga am biir bi ci compte boppam. Facebook. booy dugg rek ñu lay gis. sooy dugg ñu booy lay dugg gis. ñu lay repérer tëj bu dee Facebook nga am compte wala Twitter. Lépp dañ wala koy nga am compte lépp dañ koy tëj. te suñ ko tëjee nag tëjji ko du yomb de. mooy coow waaw looloo coow. mi ngi kooku noonu nag ku leen ci fekk luñ ci góobee nañ ko nañ gàtt. ko gàtt. te it dama ni Sénégal il faut ñu yar suñu bopp. il faut it ñu tàmm liggéey. bañ di foyee liggéey organisation méthode dafa baax ci nit. man maa ni benn site du dugg sama làmb mooy. benn site. mooy. parce que site yi dañuy liggéey. waaw. defuñu jëluñu seen site.
def ko gratuitement pour di joxe information léegi dëj yi sax soo demee site yi nga fay fekk armée yi sax da ngay dugg fekk site ñuy filmer sa néew yooyu yëpp dañ koy jaay rek parce que c'est pas gratuit làmb ji site bu fa dugg dana la couper d'ailleurs duñ fa dugg sax bu fa dugg service dana nangu d'abord sa pareil duñ fa dugg ak ku mu manti doon nag télévision yi ñi nga xam ni télévision yi ci Sénégal yëpp danañu am droit benn caméra ak seen reporter très bien ñaar leen ciy jox Très suñ bien. ko bëggee suñu bëggul it ku bëgg la ñuy jox très bien danañ la jox mais su lay jox it dañ lay siyeloo këyit boo xam ni da ngay respecter suñuy charte très bien dana am sax ñi comprendre gul mais danañu comprendre léegi ëllëg bis dina mata ñoo ñu comprendre ñi comprendre danañu ni Gaston dafa soxor comme ni ma ko daan waxee rek bi may wax ci làmb waaw ñuy wax damaa soxor waaw su ma soxorul woon ba tey bàyyi naa làmb ji waaw mais nit day màgg nit day am jàngat mais site yi am na ci yu nga xam ne participer nañu ci non promotion non événement non beeg seen yooyu ñoo non participer seen bopp lañ ko participer dañ doon jaay samay événement entraînement yi ñu leen demee yëpp man awma ci dara ñoom ñoo ciy gagné soo waxee loolu day mel ni ñoo ci am fii man dama ci non am dama dara bëgg mu leer waaw dama mais bëgg rek mu leer moo tax ma parce tontu que loolu dafay am journaliste yu nekk si site yi man dañ may oo di ma wax mais ñun participer nañ ci événement bi jaay nañu kii bi dem nañu nangam xam nga lu ñu mais jaay en fait bu fekkee ni Malick pay-per-view ngay def Malick xam naa fa nga jëm comme pay-per-view ngay def waaw mais xam nga bu dama fekkee lay ni tontu dañ ko wane feneen day yàq liggéey xam nga dama lay tontu man loolu moo tax ma lay moo bëgg tax nga leeral li tax nga waaw tere xam nga participer nañu ci participation bi seen bopp la ñu participer di jëkkante di dem pour jël Gaston jël mbër yi jël kii mais ñoom ñoo ciy am vue ñoom ñoo ciy gagné man ñaari télévision yi rek mën nañoo jaay lamb ji waaw ñoom ñoo ciy gagné loolu nag permettre nañ leen ko ñu def ko avant lamb ji mais jour lamb ji pay-per-view la ñuy jaay duñ ko permettre kenn c'est ça su lamb ji passé moo tax voilà su lamb ji passé ba ci ëllëg sa ku bëgg image mën nañ laa jox voilà mais il faut que ñu protéger ñun suñu événement voilà loolu laa bëggoon mu leer pour ñu xam ne c'est pour protéger l'événement comme système pay-per-view la am na site bu nga xam ni foofu lay jaar bu nga xam ni pour accéder fa gastonproduction.com gastonproduction.com moom foofu nga war a jaar pour seetaan ko bu fekkee nag da nga am gastonproduction.com malik.com ñëw di filmer day yàqal gaston.com loolu rek la voilà kon ñu jàppee ko noonu yaaw jaal dina ca daje ak yamb Papa Sow numéro 2 bu école de lutte Mbita Ndiaye dina fa daje ak Lamp bu Parcelles Mbooloo George Bush bu école de lutte Bada Dione dina fa daje ak Elton bu Jaxaay Diène Diouf Kayré Soumbédioune contre Modou Anta Thiès Lac de Guiers numéro 2 Waalo contre Eumeu Sène Tay Shinga loolu mooy événement bi maanaam lu gaaw lay doon. xam nga tax loolu. xam nga man classe ba 4 combats moo daan am. waaw journée bu ne. d'ailleurs man sama carrière yëpp 4 combats daan am. lamb ji daan teel a jeex mais léegi bi nu indee 10 combats. lamb ji benn dana guddee. nit ñi dañu bari ci fi mu ne. spectacle dañu nekk ci mbas. mu am ay mesures barrières. oui oui maanaam noonu tëgg 10 combats. mais day gën a bari loo nit ñi. risques yi gën a bari. dafa jaadu sax. moo tax daal teel a commencé teel a commencé. teel a 8 heures ñëpp jeexal ñibbi ñëpp ñibbi loolu am na solo alors daj dëpp gi foofu la ñuy sax xam naa ni gën a waxtaan tuuti muy diggante Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 acte 3 ñoom ñaar waxtaan nañu également ak ñoom kii ñu ngi ko fekk ca plage ba mu ànd ak Mohamed Ali Ndiaye kii ñu ngi ko fekk ci fi nga xam ni moo di salle bu yanj boobu moom tamit muy waajal boppam ci teewaayu lañang ak ñi nga xam ni ñooy mbër yi koy gunge muy Eumeu Sène waxtaan nañu xas-xasloo nañu ci loolu la ñuy dellu siwaat ñëwaat ci plateau bi. alors Lac acte 1 Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène seetaan nañ ko léegi ban souvenir nga ci garder ak combat boobu lan nga ci jàngat dëgg. waaw Père Malick xam nga combat boobu dafa nekkoon combat boo xamante ne suñu premier combat maa ngi moom nekkoon na combat bu neex parce que moment boobu noonu je ne connaissais pas Eumeu Sène xaw ma ko woon à 100% yaa ngi dégg ñu bëri boo xamante ne def naa ne Sénégal ñëpp ñu wax la dëgër mënul bëri ñoom xam nañu la dëgër ko mën bëri la parce que jour boobu ci plateau bi yaa ngi fa woon sama papa Moustapha Gueye mu ngi fa woon xam nga di ko nuyu en passage di ko ziar baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak njabootam mu nekkoon combat bu neex combat boo xamante ne amoon na xeex amoon na bëre public bi jóg nañ ñëpp kontaan nañ xamoon nañ ne lii mooy combat
boo seetloo wax nga ko sama papa Moustapha Gueye wax na ko lii mooy combat ñu doon wax Lac de Guiers mënu bëre Lac de Guiers wane na boppam ne ku mën bëre la ñuy jëmaat ci combat nag combat bu neex. waaw suñu premier combat bon waaw mun na wax ne xamante wuñu woon waaw mun na ko wax aussi parce que bon ñu ngi soog a laale maag moom. xëy na bon daana seetaan suma combat ma daanaa seetaan combat am mais première fois bu ñu njëkk a laale la waaw mais combat bu neex la nag. waaw combat bu neex lan moo la gën a marqué ci combat boobu intensité bi mu am aussi. bon combat bu neex la parce que bon joxe na quoi. joxe na mais xëy na lu mu joxe moo xaw a des quoi mais bëri na quoi. lan moo desoon. ah lan moo desoon. ci non ñu taxaw bëri rek que ni rasu bi moo bëri woon quoi. bu ñu joxe woon rek. après bon man dem naa bay sigi quoi si bëri na. bëri ngeen xeex ngeen bëri nañ xeex nañ. voilà lamb la daal man mënu ma xaw nga koy expliquer. mandarga bi mu am fii yaa ci combat boobu la. waa si jël na ko ci combat boobu. ci la gaañ yooyu nee na ñam nga. waa ñam naa fii. boobu nag man sama deuxième combat bi laa ci gaañ. ok pas premier combat bi quoi. ok waaye keroog ba mu nee ñam nga pour mon premier combat bi la wax. mais deuxième combat bi arbitre di àtte jël naa ko quoi door na ma fii. voilà ñu ñëw ci acte 2 bi. boobu aussi ban rappel nga ci am. bon acte 2 bi dañuy ñëw ñu lewaatoo bu xaw a jël temps tuuti rek après arbitre bi bu mu jugee di ñëw di siffler ma wàccee suma garde mu touché ma bon ma dem ñëwaat ba mu ñëwaatee itam aussi ñu taxawaat même chose bon après léegi ci biir laatoo man dama ko xaaj xoolu moon bopp bi mais maa ngi commencé woon ci épaule yi wàcc ba mu rafet dama def retrait ñëwaat mu ko gëddee mu jug ma jiwal ak moom. waaw ci laa jël tànk rek daal di yàlla may ma ndam ci kaw. boobu guitare nga ko tudde woon bu ma juumul guitare solo wala guitare basse. waaw après ci laa jël tànk rek dëj ko quoi mu ko dëjee rek après bon yàlla suñu borom def. préparation bu métti la Eumeu Sène defoon. te tey coïncidence pour coïncidence ki nga xam ni moo waajaloon Eumeu Sène muy Mohamed Ali Ndiaye ñu ngi koy nuyu fekkoon ko France mu def préparation bu extraordinaire. ci acte 2 boobu ci la daane. mu nekk jël bu nga xam ne sax balaa nga koy nangu ñëw nga ba ñu vaar ko ñun ba ñuy vaar boobu vaar xewagul. donc ci nga ñëw ci plateau bi xool féliciter sa adversaire alors te da nga waxoon xamoo ko ci combat bu njëkk bi combat bu deuxième bi fekk na nga xam sa adversaire et pourtant nax na la ba daan la. parce que fa mu ci loxo yu mu jaar rek. waaw ca loxo yu mu jaar la loolu moo tax. waaw acte 2 bi moom mooy li ma la wax rek xam nga nit bu la jiitoo ci nekk bu lëndëm moo lay wax fa ngay toogee fan la xam nga la te loolu jàll na nag ñu xoolaat leneen li nekk suñu kanam. mais loo ca jàngat parce que aussi combat bu nekk dafa am enseignement boo ciy tiré pour xam ëllëg booy dajee ki ngay dajeel fan nga koy jaar. waaw xam nga Père Malick lamb jooju noonu xam nga boo nekkee xale dama fuggu jeunesse boo demee fuggu jeunesse lu lay nax day yomb dëggal naa sama bopp nax na ma lii am na loolu nañ ko tegee à côté. ñu xool nekk suñu kanam léegi. xale màgg na de. xale màgg na li nekk suñu kanam ci la ñu dëgmal nii mois de mars bi daanaka xaaj na ñi ngi jëm ci le 4 avril. muy date bu historique di date bu nga xam ne dafa marqué histoire du Sénégal. mais ku ci bëre yi tamit war nga sóoraale ni bésu bañ la. bés la bu nga xam ne bésu ndam la ci Sénégal tey nga war cee bëri 4 avril déjà symbolique boobu. non nekk na bés boo xam ne bés bu rëy la ci man nekk na bés boo xamante ne bés bu rëy la parce que boo nee 4 avril bés bi nga xamante ne si la ñu amee ñun jàmm kon donc bés boobu ku ciy bëri rek daf la war a jaral sa bakkan combat bi Père Malick daf ma jaral de. lu leer laa la wax combat bi le 4 avril bi. xam nga maa ngi leen di wax li ma ci daj ba léegi wanaguñ leen tierce bi wanaguñ leen ko. non acte 3 bi dafa war a saf am. non day neex parce que man sa waay waxtaan naa ak moom. mais li ma xamal moo di jàmm jeex na sama diggante ak Eumeu Sène ba keroog combat bi jeex ñu soog a delluwaat ci jàmm comme moom moo woote loolu kay waaw. waaw mais làmb la waaw moom xalaatam la wax rek moom na jàpp loolu rek waaye da jàpp ni jàmm jeex na waaw làmb moom ku ne xam ne ni sport la. pour benn ay minutes rek la bu jeexee jeex na kon suma frère nu mu koy waxee Boy Niang. waaw bu jeexee rek jeex na mais jour ji moom waaw combat la. combat bu neex la nag Malick. voilà combat bu neex. parce que loolu la nit ñi di xaar ci yow. non man moom bu dee mën a man moom bu dee mën a man moom incha allah nga gis combat bu neex quoi. waaw parce que bi ñu waxtaanee ak moom aussi ba léegi rek dellu si na ci sa diggante ak moom ci combat boobu.
di nga xeex. di nga bëre. di nga daanu loolu la wax. waaw xalaatam la wax mais. wala bëgg-bëggam. mais ndam moom yàlla suñu borom moo ko yor. waaw mais ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom lii xew ci jour bi man xaw ma ko xaw ma lii xew de yàlla suñu borom rek moo xam. waaye xeex beeg bëre bi moom ala kulli àll mënul ñàkk. waaw maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu may ma ndam mais combat bu neex la Malick man gëm naa ni combat bi dina neex. mais combat bi lan moo tax mu war a neex ci qualité yi nga am ak qualité yi Lac de Guiers wala am wala boog dayoo combat bi moo toll noonu. waaw man dama jàpp ni combat bi moom jàpp naa ni combat xanaa du def ko yeneen combat yi dina ñëw bëre si. dina ñëw xeex ñëw bëre. te loolu bu amee rek làmb ji dafay neex. non mais seen ñaari combat yëpp bëre ngeen xeex ngeen je pense que ñetteel bi aussi du ngeen wari. non premier combat bi des na tuuti quoi. mais nag bon garaaw xam nga Lac de Guiers combat am yëpp boo xoolee daawul match nul da daan mais Lac de Guiers bu ñu commencé laale ma ci laa gis ne mu commencé match nul quoi. waaw mais Lac de Guiers boo xoolee combat bi daan gaaw combat daan yi gaaw. depuis ñu laale premier combat bi laale deuxième combat bi ba léegi dama gis nii bon xëy na luy moytu moo bari quoi. mais combat bi ni ma gisee Lac de Guiers bon gis naa ni dina ñëw attaquer si ma dina bëre si dina xeex si gis naa loolu quoi. bu attaquer bëre si xeex si. est-ce que ëmm dina am répondant parce que man bu may dégg ay kàddu Lac de Guiers dafa xaw a jàpp ni sax yow da nga màggee quoi da nga jëm mag léegi. gaa nee nañ léegi da ngaa màggee. Eumeu Sène fu mu bàyyi làmb ñi bàyyi làmb dinañ bëri de Malick. ah oui nañu xool carte d'identité yi nañu xool at yi ñu xool jugement yi lu leer laa lay expliquer ay moroom lañ ku ma ci magul ñoom man maguma la. waaw wax jee fi nekk nii rek Malick. ak teel a bëre Sénégal xam nañ lépp voilà teel a bëree Eumeu Sène rek. waaw na jàpp ni Maguette lay bëreel bu jàppee ni Maguette lay bëreel ba jour si yàlla baax na daal man mënu ma di wax di tëkku kenn quoi. mais làmb la. te dina saf. pare nañ ko ni ñu ko war a préparer làmb ju ñu jaral la bon yàggatul. waaw ñu ngi xaar jour si rek. mais man jàpp naa ni Lac de Guiers ba bi sifflé dina dëggal boppam jàpp naa ni dina ñëw xeex si bëre si. man jàpp naa loolu. te bu loolu amee rek combat bi dina neex. waaw. merci beaucoup gis ngeen ko ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk fi mu nekk ni yaa ngi ci état de forme bu extraordinaire suba le dernier ndaje bi waaye daal li wér te wóor mooy ñoom ñaar xamante nañu bu baax a baax a baax. première ñamante ba safoon na sàpp. deuxième ñamante ba safoon na sàpp bii nag mooy troisième bi nag ci la lépp di gën a leer Alaaji Ngagne. 2010 2012 la. ñu ñëw 2021. 19 ans. lu bari changé na fi. dëgg la physionomie changé na fi disposition changé na fi mentalité changé na fi. dëgg gaa ngi. expérience changé fi. fi ñuy bëree changé na fi. bëree wuñu woon fii ñoom. waaw c'est un élément fondamental. dama defe ne technicien yi dañ ko fàtte. dafa am foo laal fondamental. waaw parce que ñaari combat yi ñu jot a bëri yëpp ci gazon la woon. mais ci gazon ak suufu am tapis. suufu tapis waaw suuf bu ñu def. sa tànk du dëju. sa dara du dugg fi mu ne actuellement nii mbër muy riñaan doo gis baaraam bi. yooyu yëpp da nga koy sóoraale ak assise yi. waaw géewu arène bee de boo fa waaxoo ñaari yoon say tànk saa. muy ñaar nag. dàqante boobu ñu doon dàqante ci premier combat deuxième combat. mëntul am. déedéet. dàqante boobu. ci kekk la woon. mais bii lan la. ay jeego la. fii nen du fi bon de. lambi jeego la. lambi géew. ndonal Bassirou Diagne. lu mu wax ci làmb xam lambi jéego la da ngay tegg di teg. c'est un élément te tegg di teg boobu. boo dajee riñaan kat. bu lay song doo ko yëg. man maa la ko wax. combat bi mën nañ ci xaar xeex Alaaji Ngagne. mais dóor mu daanu. mën na cee am. maa la ko wax. runkum daje bëre comme ni ñu defoon. ku sa loxo teel a chargé bu la sa morom xamee ne sa loxo teel na chargé. te léewtoo bi bëgg a yàgg. taxaw bi buñ ko dëggalee xeex bi buñ ko dëggalee comme niñ ko dëggale woon ci bu njëkk bi ci kekk gi. waaw kenn wàcc. kaawo nag ne veut pas dire chute. mën nga kaawo bañ a daanu mais mën nga kaawo daanu. waaw fu loolu foog ñu leeral ko aussi. lan mooy kaawo kaawo debout des fois dañ koy kaawo xam nga mënoo ne kaawo debout ba pare làmb ji jeex na. kaawo mooy ku jànnaxe. da nga jël coup bu la jànnaxe mais du chute. say cër nagam. xam nga dégg kaawo na ko rek làmb ji jeex na non sax dafa chuté. mais nag anglais dafa wax knock out. knock out mooy génn nga. waaw ko to buñ la dóoree nga wàcc. mën nga jël coup mën nga def mën nga is back.
mën nga kaaw is back. ku nok back. waaw is back dellu si waat mais booy xool combat bi corpulence yi changé na. mentalité yi changé na. engagement yi changé na. te dafa am confiance bu Lac de Guiers am. dafa gëm ne Modou Lo daanu ko. bien vrai que moo am victoire te Modou Lo dafa expédier waa ji. Eumeu Sène. te Eumeu Sène dafa jóge ci défaite. ba pare daje koo xam ne dafa tëg. loolooy coow li d'abord. loolooy coow léegi nag disposition arène bi nag. moom amoon na ci bés. est-ce que am na lu mu ci jàng est-ce que am na lu mu jàng. est-ce que jàng na ci dara. booy xool sax écurie yëpp dañu war a changer fi ñuy entraîner léegi. depuis que arène bi ubbi suufu joor la. suufu joor la te xoolal sa entraînement te moytul tànk chargé loxo chargé. man mi ma am problème man mi sama ñeenti doom di bëri. waaw. yow moom xam nga fooy taxaw nag ñeenti doom sama ñeenti doom yu bëri. wallaay ndeysaan waaw sa ñeenti doom yu bëri. doo yéene kenn ni la nga ko yóbbu. mais waaye faaw yuuxu am. loolu la lamb baaxoo. waaw. keroog bi Bassirou Diagne. mu ñëw nag di courage foog mu am. xoolal Robert Diouf ak Bassirou Diagne. Bassirou nga ci kër ga. te tëgg na ko. ñaari baat rek a fay jib. waaw félicitation di courage. di courage. waaye ka ñuy wax di courage yërëm naa la. dañuy liggéey mais suñu xoolee ni ñoom ñëpp ku ci demas nga am di courage ak félicitation. waaw ku ne ñam nga ko de. ku ne ñam nga félicitation. waaye nag làmb ji dafa dugg ci. mais daal nañ ko bëre ci jom. waaw ci ngor ci fulla ak ci fayda bu leen kenn jéppi. voilà loolu daal mooy li nga xam ni moom lañ leen di sas bu leen Gaston gën a gore parce que Gaston la ko war lépp def na ko. yéen i tamit li leen war yëpp def leen. mais il faut contrat ngeen am mais au-delà contrat bi nga xam ne Alaaji Ngagne dañ ko bind signé. dafa am lu nga xam ne moo gën a fort bind signé. mooy le contrat moral. contrat moral bi. gor nga gor la doo ma gën a gore. à partir de demain. ñu ñëw à l'heure. waaw respecter sponsor bi. mooy fa lay commencer. c'est à partir de demain à 2STV. ci lañ leen di noter te mbër yu ñu joxee sponsor. mbër mi ci boppam na sol sponsor bi. parce que nag ku ci ne deseel na la xaalisu sponsor bu ndem ñu CNG. te loolu ñoo koy régleel suñu bopp. mbër mi ci boppam. muy Eumeu Sène na sol tëneem. Lac de Guiers na sol tëneem. Modou Anta na sol tëneem. Diène Kaïré na sol tëneem. loolu lañ leen laaj. loolu lañ leen laaj mbër yu ndaw yi ci des it ñoom ñëpp dañoo am tenue nañ sol seen. dañ sol seen tenue mais jël say àndandoo yi nga xam ne li ñuy lekk ci xaalis bu bari nga jox leen tenue yi. waaw ba pare yow ngay indi yeneen i tenue kooku du ko et puis ñëw à l'heure. ñëw à l'heure dañuy ñëw à l'heure. loolu rek mooy sunu problème loolu mooy professionnalisme. mais nag di féliciter Eumeu Sène. xam nga ci ban cadre. bu ko neexoon ne pare naa waa Guédiawaye. waaw. ku ci ne def na ak yow ñaar ci xale yi Guédiawaye yi. waaw. mais it nga. waaw bala ngay agsi foofu. damay bëgg a xamal mbëri yi suñu ñëwee ba ci buntu làmb ja. waaw la leen CNG jox xaw ma 15 personnes la xaw ma 10 xaw ma. ñoo xam seen contrat. dañ leen may. ñooñu lan la may amul nan ko dagg ci sama xaalis man dagguma ci xaalisu kenn. bëgguma billet kenn. ku amul bi ku kiiwul daal dagg xaalis mooy na dem ci guichet ba jënd billet pour dugg ci. te yéeg ci kaw tribune bi. voilà yéeg ci kaw tribune bi. voilà nañu respecté rek contrat bi. waaw lamb ji na professionnel. bu ñu la nee 7 personnes àndal ak 7 personnes. bu ñu la nee 10 personnes àndal ak 10 personnes. ku nekk nag yow yaay xool sa écurie noo koy organiser. parce que aussi ñëpp mënuñoo ñëw ñi nga xam ne nag amaana bëgg nga ñu ñëw. daggal leen billet ñu ñëw seen. te it Malick bu la benn site mere. bu kenn mere Buzz Production. parce que am na sax ñu defe ne Buzz moo ma dicté pour nga tere site pour ma tere site collaborateur kenn dicté wu ma. Gaston ku nekk ku ko xamul it dégg nga ko. sama fulla ak sama fayda man am naa la de kenn du ko jiitu ci mbaram. waaw loolu moom ñoom it xam nañ ni li ñuy génne lépp dañuy jëkkante vue. ak di jëkkante ay ristourne yu leen ay Google ak ay yu kenn xamul di ristourné. dañuy liggéey damay liggéey loolu leer moo gën a gàtt voilà moo gën a gàtt ay ca beneen bi ci des moo di ni wax nañ ko léegi ci sommaire bi mooy Fallou Ndiaye moom tamit tëgg na làmb ju mag moom moo ubbi saison ren bi ci lutte traditionnelle teg 4 millions ki ko jël mooy Franc nañu delluwaat stade bi nga xam ne tey jii fa la Gaston war a dem muy arène nationale.
lamb dama leen ñaan rek mooy nañu respecter les mesures barrières takk masque yi raxas loxo yi di danante loolu na ci am solo lool bi ma njëkkee ñëw loolu laa wax ma ne nit ñi buñ toog mais xam nga jafe na mais duñ bàyyi nañu ci topp mais vraiment distanciation physique bi ñu ànd ci respecté ko loolu daal mooy lay ñaan ak lamb ku ñëw ci lamb ji daal fexeel daal danante bi ñu respecté ko sol masque yi di raxasoo saabu wala gel vraiment loolu am na solo trop mesure barrière buñ ci bàyyi benn ndaxte Covid bi yëfu ñëpp la ku nekk sa bopp ak aussi mbooloo. lamb la Sénégal yi bëgg tey gis nga arène bi nit ñee ngi respecté limite yi mooy wane rek nañ jàppale lamb xam ne lamb moom la Sénégal yi bëgg te lu ñëpp bëgg président de la République war a taxaw xam ne tant que lamb mu ngi dox manifestation du am dara du am parce que nit ñi lamb lañ bëgg. ñun joxe nañu fi ay produits ay gel joxe nañu fi ay température ñu jël température amateurs yi loolu mooy wane ne ñun lamb lañ bëgg pour rek lamb ji dox te vraiment ñu ngi ñaan yàlla mbas bi jóge fi yàlla jëlee ko fi si barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam. am mbégte lool di wax ne lamb di ubbi ak lutte traditionnelle dama ci am fierté ndax keroog ñu ngi jógee terrain Gaal gi tey Fallou Ndiaye ñëw fii arène nationale gis ngeen amateurs yi gis ngeen lutteurs yi nga xam ne Sénégal yi dañu namoon lamb xale yi nama bëre loolu moo tax ñu woon leen ko gis ngeen discipline bu nekk ci arène nationale bi yaakaar naa dañu ñaan yàlla rek mu continuer nii di féliciter les promoteurs ndax promoteurs yi ñu nangu ñëw investir ci lutte traditionnelle yaakaar naa ne loolu dañu xam seen wareef. yaakaar ndeysaan tas kon nag muy combat yu neex moom booba léegi day tas yaakaar jël na ko daax na ko de takk daax na ko de dafa diis Serigne Ndiaye de takk na ko fu ñu mujj dafa diis fan la ñu mujj dafa diis Modou Anta tegal fan la ñu mujj takk bañ na de mu bañ ay xale bi moom tëdd ca ñag ba dafa diis mais ñu ngi bëre de Modou Anta takk bi tël la la ilaha illallah wala caxabal bañ na ko bañ na la ilaha illallah waay ñu ngi naaw dafa diis gaa yaa ngi naaw dafa diis xale bi daa diis bañ na dafa diis xale màgg na la ilaha illallah xale màgg na ay dul saane Joof yor xadaa fi bu Joof yor waaye mbër nekki na faas mbër nekki na faas tak na ko takkaat na ko nii la defoon léegi da koy sukar bi day daan bañ na la ilaha illallah ay waa lii lan la la ilaha illallah Mamadi waay kenn ko sulli waay Mamadi lamb feeñ waay dul saane waay Serigne Ndiaye la ilaha illallah ay lii lool ban lim sikki daan Biram Bisir Serigne Ndiaye numéro 2 la ilaha illallah la ilaha illallah mu koy weñ du sànni Serigne Ndiaye wér ko daan na ko la ilaha illallah woo looloo Serigne Ndiaye numéro 2 du sànni dafa bëre ba dee la ilaha illallah fi se bat leen sikki ak tas yaakaar moo ngem lu ñuul li tojtale ko benn morceau bu son wala morceau bu mox ndeysaan Tony Signor dafa gaañu jël na ko wir na ko ndomb la ilaha illallah way tas yaakaar fils de bat leen sikki daan na ko waaw tas na yaakaaru fils de bat leen sikki tas na yaakaaru fils de bat leen sikki daan na ko jël bu rëy Serigne Ndiaye numéro 2 moo ñu won ginnaaw demi-finale deuxième demi-finale première demi-finale bi fils de bat leen sikki tas yaakaar bu Doudou Bakassar moo ko daan deuxième demi-finale Serigne Ndiaye numéro 2 la ak Franc tey fii ci arène nationale Fallou Ndiaye moo ñu fi woo teg fi ñeenti million maanaam juróom ñeent takk na ko bañ na weñ na ko mu koy bañ doone doxul jàmm de Serigne Ndiaye numéro 2 Franc ñu ngi bëre Franc Serigne Ndiaye li nga may Franc dafa bari de Serigne Ndiaye li nga may Franc dafa bari de da lay daan bañ na Serigne Ndiaye bañ na Serigne Ndiaye bañ ndax day am résistance bañ na de la ilaha illallah bañ na jël na ci waay combat bi metti na waraat na ko ndam wañ na ko bañ na waraat na ko ndam Serigne Ndiaye bañ na Franc daan na ko waaw Franc daan na Serigne Ndiaye la ilaha illallah final poids léger bi la ñu nekk nii diggante Moussa ak Kalli moo leen féete ndeyjoor Kaw Gourdin moo leen féete càmmoñ ndeysaan jàppante ñaari mbër yi tax na ko mu bañ jël na ko rasu na jël na tànk bi ay Kaw Gourdin mi musiba la de Kaw Gourdin Moussa Kelly weñ na ko mu bañ daanu na waaw Kaw Gourdin daan na ko Kaw Gourdin daan na ko Kaw Gourdin daan na Moussa Kelly daan na ko mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV arbitre bi soufflé na ci
final poids lourd bi Tas Yaakaar ak Franc Tas Yaakaar moo leen woon ginnaaw ngem lu ñuul li ba jale ko benn morceau bu sol Franc moo ngeen jàkkaar lool ndeysaan ñu ngi tey fii ci arène nationale ci émission bu mag bi de arène sénégalaise arène nationale loolu sorewul Sidi takk na ko bañ na waaw da koy daan na ko la ilaha illallah Franc daan na Tas Yaakaar Franc daan na Tas Yaakaar daf ko faq Franc paquete ko daan ko jël bu rëy. voilà jërëjëf gis ngeen ko noonu Alaaji Ngagne très rapidement. Franc dafa waaxu gars yi parce que xam naa ni sóoraale wuñ ko woon. comme daa am contrat. bu nga xam ne dafa war a bëree ak Tyson 2. waaw am combat ñu bëri xalaatuñu woon ni dina dem ci lutte traditionnelle bi mais njaago bi yoxoo sunu waat gars yi ba jël am fa 4 millions. waaw waajal combat. waajal combat dafa am solo te li mu def day relax kii lay def nag. délassement. délassement la ci moom day préparé wu rek parce que façon contact la ay contact waaw délassement la ci moom xam nga. boobu laa wax compétition kii. Kaw Gourdin moo jël léger bi. El Hadj Malick lamb ji liñ fi mën a fortaatu fii am na. mbër mu ne 2 licences nga war a yor. ubbi doxul nga dem fee. et puis da ngay pour dundalaat lamb ji am compétition am nangam. am ca voilà mais Mbaye mais Ngagne. waaw lamb ji ñu ci fortaatu du mbër yi rek. moom la promoteur yi rek waaw lamb ji yaatu gannaaw moo tax gis nga jaaykatu gerte yi jaaykatu jus yi jaaykatu ndox yi jaaykatu t-shirt yi liggéey emploi yi daf cee bari moo tax erreur sax xaw na fee am bi ministre de la justice waxee rek booba exemple bi mu jël dafa baax pour wane leen exemple dafa ni que le président Macky Sall a bien vu il a bien entendu il a compris mbas mi tëj na réew mi pendant 1 an bañ gis ngeen sax écurie yi mbër yi kenn entraîné tul woon waxul ni dañ leen a jël du ay nervi mbër du nervi mais il a été mal compris il a été incompris. mais heureusement tout est remis dans l'ordre lépp dikkaat na dans l'ordre lépp baaxaat na bi ñu comprendre Khadim Samb ñu leen ciy gërëm yéen ñëpp ñu leen ciy gërëm yéen ñëpp di ci gërëm mbër yi aussi di ci gërëm it ministre bi am grandeur ñëw ak humilité déglu leen. c'est important c'est très important. merci beaucoup en tout cas loolu moom ñu ngi ciy féliciter encore une fois ñoom Gris Bordeaux seen association bi. ci jéego yi nga xam ne def nañu ko. parce que aussi il faut pas que nit ñi di tirer sur l'association ñoom dañu dem pour jàmm dellu si parce que réewum Sénégal lu fi am guerre mondiale sax ci taabal la mujjee waxtaan ko incompréhension am na toog nañu ak kilifa gi waxtaan nañu jàmm dellu si ci jàppandalu El Hadj Khadim Samb ak El Hadj Bakay Mbaye ñu leen ciy féliciter parce que loolu mooy Sénégal te loolu mooy rôle communicateur traditionnel loolu seen rôle la. te nag seen dàll yi dañ ko sol duggaat fu bari ñoom. fu bari mu ngi noonu ñoom les communicateurs alors fi ñuy jeexale mooy Serigne Modou Niang le promoteur bi nga xam ne moom tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy féliciter. ubbiwaat na saison bi boolewul dara ak coow moom sëñ Modou Niang ci yar bi chaque fois mi ngi organiser à sa manière di tëgg xale yi à chaque fois ñu koy féliciter ci loolu ki nga xam ne nag moo fa doon bëre mooy B52 junior ak doomu Mohamed Ali ñoom ñaar la ñuy seetaan seen ay combat dellusiwaat ci plateau bi. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jàppante na ñaari mbër yi boot na ko mu bañ mu ngi koy takk Noiro Junior a ngi koy takk ndax da koy sukkar bi roof na ko tànk mu bañ mu ngi bëre boot na ko am nañu la ilaha illallah Ceer Guy gi daan na Noiro Ceer Guy gi daan na Noiro Junior da ko mboot ñaari mbër yaa ngi léewtoo seetle ndeysaan moom la àndal ci cadrage bi sànni na ko ngàdd na ko crochet gauche la ñu xeexe ñoom ñaar ñëpp ndeysaan Boy Jaxaaw moo ngem boo ngem lu xonq li doomu jokkul moo ngem boo ngem lu weex li moom ngeen jàkkaarloo pied gauche la jiital moom Boy Jaxaaw doomu jokkul jël na ko doomu jokkul jël na ko ndeysaan ànd nañu rëpp nañu ndeysaan sele
Sele ñaari mbër yaa ngi bëre de amul rek daan na ko waaw Boy Jaxaw daan na ko Boy Jaxaw bu benn baraag daan na doomu jokkul bu ñaari mbër yi ñu ngi léewtoo Boy Lo ressortissant de Fatick Pape Sarr numéro 2 jàmm gën si kam mbaaw ndeysaan Pape Sarr numéro 2 mu ngi dox Boy Lo mu ngi dox Boy Lo moo féete ndeyjoor jiital tànku ndeyjoor Pape Sarr moo féete càmmoñ jiital tànku càmmoñ tur dafay woyu borom mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV yéen a ngi fii ci arène nationale door na ko waaye dalul moom Pape Sarr numéro 2 Boy Lo ressortissant de Fatick Pape Sarr numéro 2 jàmmagat si Kambaaw xeex nañu Boy Lo ku boobu boo ko jëlee ndama jël na ko ndeysaan sukar bi na ko daan na ko laa ilaha illallah Boy Lo daan na ko waaw Boy Lo daan na ko ndeysaan caatu Pikine ak Mama Lamine numéro 2 caatu Pikine moo féete càmmoñ Mama Lamine moo féete ndeyjoor ñu ngi léewtoo ñoom ñaar ñu ngi koy doxloo sànni na benn korosé léegi waaye dalul ndeysaan ñu ngi xeex amul garde kii amul garde de caatu Pikine amul garde de Mama Lamine a ngi rokkos Mama Lamine ngi dóor ndeysaan Mama Lamine moo ñu jàkkaarloog ñun caatu Pikine moo leen wan ginnaaw rof na ko caxabal daan na ko waaw caatu Pikine daan na ko Mama Lamine daan na ko waaw Mama Lamine bu école li booy sëy daan na caatu Pikine da ko caxabal bee ñëwul bu suruxal ko sotti ñaari mbir yaa ngi léewtoo ñoom ñaar B52 senior Boy Melax nga ko topp tëj na ko ci saaku yi méb na waaye dal ngi léewtoo ndeysaan Sele moom la àndal ci cadrage bi jël na ko bañ na ndeysaan jàppante nañu jël dina am dafa mel ni de jàppante nañu ñoom ñaar B52 senior mu ngi koy pousse ci saaku yi bokki téléspectateur yi xale yi teewee B52 senior Boy Melax lan moo am Boy Melax arbitre bi nee na jeex na nañu xaar arbitre bi ba xam lan mooy am waaw daan na ko Boy Melax daan na ko waaw Boy Melax daan na B52 senior mënul nekk. voilà jërëjëf merci à Serigne Modou ñuy féliciter doomu Mohamed Ali. wax dëgg yàlla suñu doom la. di encourager B52 junior moom tamit itam di encourager Serigne Modou ñang bu baax ak promoteur yëpp. ñu di féliciter ci it état ngi ci seen kaw. da leen di jàppale de. tubaarkàlla waaw. dana nu jàppale état dafa ñuy jàppale ñun ñëpp. le ministre Matar Ba mi ngi ci. bu nu décourager mi ngi ci. ku tëgg combat soobee yàlla ministre Matar Ba mi ngi ci. pour jàppale gi président jàppale. homme de culture yi. jàppale ko tourisme bi. jàppale ko ñëpp parce que président Macky Sall ñëpp lay jàppale. soobee yàlla suñu njàppale. dana dikk. ñu ngi koy am ñu ngi ciy am yaakaar. ñu koy gërëmee it Matar Ba di gërëm le président. très bien Matar Ba may kii itam li ci ëpp importance rek. mooy les étudiants yi nga xam ne dañ leen di invité. rien que parce que suñuy doom lañu. waaw suñuy jarbaat lañu. ñu war leen a invité encourager leen. xamal leen que ni ci dëkk bi lañu bëgg ci ñoom lañu yaakaar pour ëllëg ak si. mais indi leen tëggu joolaa bi ak tëggu séeréer yëpp la ñuy indi ñu wàcc fekk mais foofu laa bëggoon a ñëw. waaw làmb ji da nga ci gis loo xam ni. ci spectacle. xam nga Pala Mbengue daf maa woo. waaw. ni ma day indi man damay participer. waaw. il faut que lébu yi ñëw ak seen gaal dañuy joow si. dañuy joow si ak góor gi ak góor gi Njaay góor gi Njaay bu tëngee. woy ko loolu Pala Mbengue moo ko. mooy participation. dañ ko mbapat waay. El Hadji Mansour Mbaye dana indi communicatrice traditionnelle yëpp waa ensemble ñoom Ndeye Fatou Ndiaye ñoom Kiné Lam ñoom Soda Mama ñëpp a. ñu xëccoo ko. waaw woy kër Ndiku Cuun Ndiku moom xam nga. sama yaay. waaw Ndeye Ngom sama yaay moom xam nga ñooñu foog ñu représenté ci ko. ndeysaan ci woykatu xale yi it. loolu du ma ci àgg. parce que kon. day neex ba mu ëpp. dana fa am podium boo xam ne da nga gis lu kenn mësul a gis. spectacle lay doon fête lay doon 4 avril xam nga noonu la war a demee alors ñuy gërëm suñu sponsor bi ñuy accompagner saa su nekk nag muy l'écran nga xam ni am na calcium am protéine 100% lait de vache am i tamit bu nga xamante ni nii bii mooy bu sedd bi nga xam ne man moom laa gën di taamu wax dëgg yàlla mbër mu koy naan da ngay am lu bëri su yow rawatina bu seddee neex bu tàngee neex boo ko defee ci cere mu neex boo ko defee ci fonde mu neex waaye bi nga xam ne moom la ñuy ndekkee di ci waajale li nga xam ne également mooy koor gi mi ngi noonu ci suñu ginnaaw muy l'écran ñaari modèles yi nga xam ne moom moo ci am moom tamit bi am suukar ak bi amul suukar loolu yëpp wax dëgg yàlla l'écran moo koy accompagner gars yi man it may gërëm sama
sponsor yëpp. waaw bari nanu nag kaar macha allah. mais danañu am très plateau spécial boo xam ne danañ leen cité wone leen. loolu suba lay doon suba il faut ñu wax ci waaw suba mën nañ cee wax. dañ ciy wax te parce que dañ ciy wax di continuer parce que ñoom. ñaan ak man soobee yàlla wax ci lu dakk te ñoom ñëpp. ñuy doxal réew mi la ñuy créer emploi la ay sponsors yoo xam su ma leen doon cité fii comme émission bi jeex na day yàgg. mais ñu ngi leen di féliciter. vraiment di leen gën a tàllal loxo. te it nañu ñëw di leen ñaan it ñu gestu promoteur yëpp gestu gaay waaw boole leen ci sóoraale leen. voilà gestu waale yi tamit émission bu mel ni suñu émission bi. mais ndax lu sponsor yi gën a bari. bu gën a neex mais Dabo Filitex. Dabo Filitex waaw gis nga. mais wuy ma Tidiane. grand bi dama bëgg le 4 avril nga solal ko. mu solal ko waaw sañse bu rafet. ndax mérité na ko. parce que moom ak président Alioune Sarr foog nga décorer leen. waaw Tidiane wax naa la ko. mooy Mbazin Swiss Gold. Swiss Gold bi nga xam ne ak Seydou Dabo. waaw ak Seydou Dabo Swiss Gold bi nga xam ne. wax dëgg yàlla boo xoolee. devant da nga yaakaar ni fii mooy féete kanam. fu la neex boo féetee gannaaw tamit nga foog ni mooy féete gannaaw. boo fóotee passé muy gën di tàkk loolu mi ngi am foofu nga xam ne rek mooy HLM. marché HLM mbaa ñu ngi ciy joxaale seen jabar yi. waaw ñu ngi dañuy habillé suñuy jabar. waaw dama bëgg rek seen jabar yi dégg. si ñu ngi jox ñu ngi waaye nag man nag aussi ki ma ñawal nag mooy Mass Cooper. Mass di Massamba Fall nekk fii ci cité Cyprès 2 immeuble Soda Marème Bousso en face mosquée Abbas Sall. 77 033 33 33 77 03 33 Mass Cooper moom moo ma defal nii rek ci li nga xam ne Dabo Filitex Mbay Ndiir feelu ko Mbay Ndiir feelu ko suñu xale yi dañoo mën a nekk en face Miami waaw feelu ko Mbay Ndiir feelu ko jërëjëf mbokk yi nag rendez-vous bi kon mais nag war nañu feelu techniciens yi nag ak caméraman yi ñoom wax naa ko Tidiane technicien yi gis nga bu soobee yàlla gis nga Père Gasson bu ko non korite gi ñoom korite gi day ñëw nag ñoom ñëpp korite gi foog ñu boole leen ci ñoom ñëpp moom ñëpp Maas ak Thiandoum Abdoul Aziz ñoom ñëpp ak suñu caméraman ñoom ñëpp rek kay waaw vraiment kenn du bàyyi kenn ci accompagnement bi parce que rafle jigul sëriñu tariyax rafle jigul ndaanaan rafle jigul yàlla na ko yàlla yërëm jigul présentateur moo ko Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm Thione Seck yàlla na yàlla teg loxoom ci njabootam yëpp amiin vraiment borom xam-xam la lu mu woy koo xam ni il a éduqué tout le Sénégal et c'est malheureux xamuñu ko woon bi mu làqoo lan ko xam wallaahi alaaji Thione yàlla na ko yàlla yërëm amiin yàlla na yàlla teg loxo ci njabootam amiin yàlla na yàlla sàmmal ko ñi nga xam ni moom la fi bàyyi la nga xam ni moom la yéene woon njabootam yàlla na ko yàlla suñu borom eggal rawatina ci doomam ji nga xam ni moo ko donn muy Wally Seck vraiment Wally bul jaaxle ndax des fois nga ñàkk waajur yaakaar ni bu làqatoo rek lu bëri dina yàqu mais am na ñu nga xam ne bu seen waajur làqatoo sax la seen mbir di gën a baax ndax fa ñu nekk la ñuy veillé ci yow yàlla na leen yàlla may xolu muñ suñu maman jaaga yàlla na ko yàlla may wér ba mu dellu siwaat moom tamit uuf njaboot gi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu koy jaalit Laminar Diop mi nga xam ni vraiment lépp coon la dëgg la Tafsir Laminar Diop moom la tuddee taawam Laminar wallaay moom la ko tuddee ñëpp ñu koy jàmm merci beaucoup kon nag rendez-vous bi gars yi 4 avril na ko teel yàq dina neex dina tàng dina saf-sap Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 acte 3 drapeau président de la République Modou Anta Diène Kaïré drapeau ki nga xam ne mooy président Alioune Sarr lu bari nag dina fa am ci wàllu spectacle ak ay surprise merci d'avoir suivi merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ba lundi incha allah. ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot
ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor